savent que le combat contre la Covid-19 ne se gagnera qu'à travers des comportements individuels et collectifs responsables. Cela, d'autant plus que l'espoir de vaincre définitivement cette pandémie est désormais permis. Car sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, notre pays vient de recevoir les premières doses de vaccin. Mesdames, Messieurs, les statistiques de ces derniers jours montrent clairement que la situation de la pandémie de la Covid-19 demeure préoccupante dans les régions de Dakar et de Thiès, au regard du nombre important de personnes contaminées, de cas graves et de décès. C'est pourquoi Monsieur le Président de la République a de nouveau proclamé l'état de catastrophe sanitaire dans les dites régions afin de réduire la propagation de la Covid-19. En application de cette décision, j'informe les populations que les mesures ci-après restent en vigueur dans ces deux régions jusqu'au 20 mars 2021. Il s'agit de l'interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h, l'interdiction des manifestations et rassemblements sur la voie publique, l'interdiction de toute réunion publique, l'interdiction de toute réunion privée telles que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses, l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancing, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les terrains et salles dédiées au sport. Je rappelle aussi que sur toute l'étendue du territoire national, le port obligatoire de masques de protection reste de vigueur dans les lieux publics et privés tels que la voie publique, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public, les moyens de transport privé transportant au moins 2 personnes. Par conséquent, j'invite les populations à se conformer aux mesures édictées durant cet état de catastrophe sanitaire et rappelle que le non-respect de celle-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi. Je vous remercie. mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ci suñu njëlbeen wax ñi ngi leen di massawu di jaale ak di yóbbante njaalu président de la République ci ñépp ñi nga xamante ni seen mbokk seen xarit seen dëkkandoo bàyyeeku na fi ci lii nga xamante ni mooy mbas mi fi tabbi diggante daaw ak ren ñi nga xamante ni dañoo tawat nekk ci lalu hôpital yi ak nekk ci kër yi ñi ngi leen di massawu di ñaan suñu borom mu fëgg seen bopp ba delloo leen ci seeni yitte ñu nekk ci seen wetu ñooñ waaye duñu mën a xuus ci suñu kaddu te sant ñu gërëm ñi nga xamante ni ñooy waa kër docteur ndaxte seen liggéey ci wàllu tawat gi ak seen taxawaay gis nañ ko te rafetlu nañ ko ñii nga xamante ni ñooy takk der yi tamit saa su ne ñi ngi taxawu askan wi waaye di sàmm kaaraange gi ba lépp loo xamante ni moo aju ci wàllu liggéey bi ñi ngi koy def nu mucc ayib di ko def ni mu waree waa administration territoriale bi nga xam ni mooy gouverneur yi préfet yi ak sous préfet yi ñoom it saa su ne ak wàllu woo xamante ni xeex feebar bi yitteel na ko am nañ ci taxawaay bu mat sëkk daañu nag beral jaajëf ak jaaraama ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ndax bii mbir mi tàmbalee ak léegi amul benn bis boo xamante ni seen taxawaay ak seen yitte nekkul ci di woo nit ñi ngir ñu bàyyi xel ci ndigal ak
xel yi nga xamante ni mi ngi jugee ci kër docteur. am na nag loo xamante ni mënuñu koo ñàkk bañ a wax mooy di jaajëfal ak di massaw bu baax a baax askan wi ndax xam nañ ni mbir mi metti na te yàgg na te it nekkoon na loo xamante ni du luñ doon xaar ba tax na gis nañ ñu ëpp ci ñoom ni ñu taxawee tem jëmale ko ci wàllu mesure barrière yi jëmale ko ci wàllu takk masque yi jëmale ko ci wàllu dandante bi ba tax na tey mënuñu lu dul def lu dul rafetlu noonu nga xamante ni noonu la ñu taxawee. xam nañ ni xeex bi metti na te du xeex bu yomb te xeex bi mu tàmbaleeg léegi yàgg na waaye nag yaakaar juddu na ndax li ko waral mooy le président de la république son excellence Macky Sall ku ne gis na àllarba bii ñu weesu muy tertu première dose vaccin nga xamante ni mooy ñàkk yi nga xamante ni ci la ñu nar a sukkandiku ngir bu soobee yàlla tàmbalee gën a baral waaye gën a am njort bu rafet ci xeex bii nga xamante ni ñi ngi ko jëmalee ci wàllu mbas mi ngir mu jeex fii ba faw mbokk yi diggante weer wii ñu génn ak tey président de la république ngir aar askan wi am na loo xamante ni mooy protection sanitaire état de catastrophe sanitaire bi nga xamante ni aar askan wi moo ko taxoon a jóg la décidé woon bi mu ko décidé ñu doxal weer wi gis ni naam am na loo xamante ni buñ ko deful woon xañ na tey mbir mi dina gën a jéggi dayo wala mu gën a yéeme waaye ci tey gis nañ ni cas yi ba tey mi ngi bari gis nañ ni ba tey génn àdduna yi mi ngi am gis nañ ni ba tey ñi tëdd ci lali hôpital yi ñi ngi wëy di gis ni lim bi takku na loolu waral na bi ñu xaymaa loolu ak waa kër docteur président de la république gis li nga xamante ni moo am ci région Dakar ak Thiès mu jël dogal boobu nag mi ngi jëm ci fii ak ñaar fukki fan ak weeru mars li nga xamante ni ñi ngi ko doon def boobaak léegi ci wàllu dem bi ak dikk bi niñ ko arrêté woon ci wàllu dandante bi ci wàllu dajaloo bi ci wàllu xew yi loolu yëpp mu ni dinañ ko wéyalaat fii ba 20 mars 2021 te buñ ko limee léegi te ma waxoon ko léegi ci tubaab diggante juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar lépp loo xamante ni day doon dem ak dikk dañ koy dakkal ko ci wàllu Dakar ak Thiès mu ñu koy wax ci tubaab couvre-feu li nga xamante ni tamit mooy dajaloo bi moo xam dajaloo xew famille la moo xam dajaloo xew ñu jëm ci wàllu yeneen activité la loolu it nekk na loo xamante ni dañ koy wéyal di dakkal lépp loo xamante ni tamit ay nit bërëb la yuñ fa daan dajaloo jëm ci wàllu hôtel jëm ci wàllu restaurant jëm ci wàllu bar te weer wii ñu génn ñu dogaloon ko dañ koy dal di wéyal bu ñu jugee ci poñ boobu nga xamante ni moo itteel wàllu tere yi jëmale ci couvre-feu ak ci dajaloo bi dañuy fàttali lii nga xamante ni nag war nañ cee bàyyi xel te mu jëm ci Sénégal gépp yemul ci Dakar ak Thiès lii ma njëkk a lim ci Dakar ak Thiès la yem waaye li ci topp Sénégal gépp ñoo ko bokk muy port du masque ñu koy wax takk masque yi docteur Ndiaye leeral na ko léegi takk masque bi du aaju rek nga jël masque bi teg ko ci sa kanam doo ko takk bu baax wala nga teg ko ci foo xamante ni sa wet boo gisee alkaati buy ñëw wala nga gis koo xamante ni takk der la nga daal di koy jël solaat mais dañ koy takk correctement te loolu askan wi yëpp la ñu wax ni dogal bi dafay wëy ci Sénégal gépp ci 14 régions yi amul xajj ak seen te nag am na luñ ci leeraloon ci communiqué bi ñu njëkkoon a def ci weer wala weesu waaye dinañ ko gën a leeralaat tey takk masque bi du aaju ni boo nekkee ci mbedd mi di dox rek mu waroo ko takk masque bi tamit jëm na ci boo nekkee ci biir bërëbu liggéeyukaay yi moo xam bërëbu liggéeyukaay la boo xamante ni ci administration bi la bokk waaye bërëbu liggéeyukaay yi nga xamante ni tamit nit ñi dañ fay faral di dajaloo mu nekk secteur privé ñi nga xamante ni ñoo yilif seen këru liggéeyukaay te ajuwul ci kaw nguur gi waaye tamit ci biir marché yi ak ci biir kaar yi ndax seetlu nañ ni
bu ñu duggee ci transport en public yi ñenn ñi mën nañ koo takk ñenn ñi mën nañ koo bañ a takkee ni mu waree loolu it ñu ngi leen ci soññ di leen ko fàttali te di leen xamal ni tamit lu yoon daan la bu fekkente ni defee wuñ ko ne mu waree bu ngeen nekkee tamit ci oto yi boo leen xesee doon ñaar rek donte seen oto bopp la dafay doon obligation ngeen takk masque yi loolu waral na ñu ngi ñaan di ñaax ak di sant ñëpp lii nga xamante ni mooy ay dogal yu bàyyeekoo ci décret président de la république son excellence Macky Sall te ngir jëmmal ko am ay arrêté ministre de l'intérieur yu ci topp jëm ci wàllu couvre-feu juróom-ñeenti waxtu ba juróomi waxtu jëm ci wàllu dajaloo bi jëm ci wàllu takk masque bi ci Sénégal gépp ku ne sàmmonteeg moom ba lii nga xamante ni mooy mébét bi suñu borom sottal ko muy mbas mi jóge fi ku ne dellu ci sa sago loolu moo doon xibaar bi nga xamante ni indiloon nañ leen ko fi